koppar yi askan wi bokk ñi di ko lubal jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom la ñuy jànkoonteel ci fànn yépp lii moo daal di merloo ba futtu mouvement tax naka ñoom ñu daal di wàcc ci mbedd mi ngir wane seen naqar la ñu bëgg mooy lu ni mel daal di dakk. waaw doxum ñaxtu bu ñu amal tey tombeek samedi 16 novembre 2019 dara waralu ko lu dul ñaari mbir première partie bi nekk ci luubal yi nga xamante ni ñu ngi koy luubal alalu askan wi depuis des années ëpp na 7 ans fu mu toll te boobu ba léegi amul benn information judiciaire buñ ci ubbi beneen bi demee ci problèmes sociaux yi nga xamante ni te sénégalais yi di ko dund te luubal bu ñu luubal alal googu ñu luubal ci askan wi mënoon régler tey problème yooyu loolu moo waral tey ñun waa Sénégal notre priorité ñu ànd ak mouvement yi nga xamante ne ñëpp ràññee nañ leen ci réew mi muy mouvement FRAPP France dégage ñu gën cee ràññee Guy Marius Sagna mouvement Gilet rouge Chérif Ngaïdo ñu gën ko cee ràññee waaye tamit mouvement bi nga xamante ne mooy mouvement nitu dëgg nga xamante ne Abdou Karim Gueye ñu koy wax Karim Xurum Xaak tey lëz mi teewal ko fi moo waral tey ñu ñëw taxaw fii pour ñaxtu. kon def liggéeyam bañ a am kumba am ndey ak kumba amul ndey ci bépp dossier boo xamante ne dañ cee tudd ak luubal jëm ci ay kilifa moo xam muy bu Prodac bi ñuy dippee moo xam muy bu Prodac dossier Mamour Diallo ak bu Postok yeneen yu ni mel mouvement bi nag la mu bëgg mooy yoon daal di ciy def liggéeyam ñu ubbi ci ab l'enquête ñi ñu ci tudd ñu teg leen ay daan. waaw ñun dañoo jàpp ni yoon bi justice su réew mi ñaari 2 poids 2 mesures la lu tax. mooy ñun lu ñuy seetlu ci réew mi koo xamante ne luubal nga fukki dërëm te bokkoo ci nguur gi dinañ la teg ay daan dinañ la sànq waaye ñi nga xamante ne ñoo nekk ci nguur gi ñooy les plus grands voleurs de ce pays. parce que soo leen xoolee pancarte yi ci ginnaaw yéen a ngi gis 29 milliards Prodac waa ana may ñaam mi ñu ci épinglé te IGF épinglé ko inspection générale des finances waa ana dossier 94 milliards yi. kan lañ ci épinglé Mamour Diallo fu mu nekk ci gouvernement bi ana dossier wu 108 milliards poste bi nga xamante ne FMI Fonds monétaire international moo koy tuumaal ki nga xamante ne mooy Siré Dia nekk fële ca Thiès di politiqueal Benno Bokk Yaakaar waaw ma ne ana 6000 milliards Petro-Tim bi fan la toll nee nañu yéeyaay ubbi nañ ci yëpp information judiciaire boo xamante ne dégluwuñu ancienne directrice ki nga xamante ne mooy OFNAC muy Nafi Ngom Keïta dégluwuñu journaliste bi nga xamante ne moo def mu liggéey bu mucc ayib dégluwuñ ko dégluwuñu ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne waroon nañ leen mën a déglu yu ci mel ni ay ñoom Pape Alé Niang ay ñoom Baba Aïdara parce que am na lu ñu xam ci mbir mi. ana yeneen dossiers yi muy 30 milliards yi nekk Bambilor dañoo bëgg mu leer dañoo bëgg ñi nga xamante ne parce que dàq bi rek doyul lu ñu remarqué mooy suñu toppee nit ci benn luubal bu mu luubal dañ koy jëlee poste bu mu nekk soit ñu changé ko poste. wala soit ñu dàq ko loolu ñun peuple sénégalais bi soxlawuñu loolu lu ñu yitteel soxal ñu mooy ñi nga xamante ne ñu ngi leen di topp te ay corps de contrôle état bi di leen topp muy OFNAC muy IGE muy ARMP muy IGF muy ITE muy ñeneen ak ñeneen di leen topp ci luubal bu ñu luubal alalu askan bi non seulement ñu yóbbu leen ci yoon su fekkee ñoom lu ñuy tuubal ñoo ko def. ñu delloo askan wi seen xaalis ba noppi ñu daal di leen di teg ay daan yoo xamante ne bu ëllëgee si biir keneen ki nga xamante ne mi ngi waajal luubal du xalaatu luubal parce que dañoo bëgg justice bi moom boppam justice bi indépendant. leneen loo xamante ne fësal nañu ko te bëgg nag ñu daal di koy jaarale ci yoon mooy meññeef yi nga xamante ne moom mooy bàyyeekoo ci biir suuf si réewum Sénégal daal di koy moom ñu ne loolu dañu ko war a yor ci yorin bu jaar yoon te naka dañoo bëgg ak leeraange daal di ciy am. li nga xamante ne moom lañ détourné te ñun lu ñu évaluer mu nekk ci fukk détournement scandaleux de deniers publics ñu nekk ay présumé suñ ko xaymaa mi ngi toll ci 6293 milliards de francs CFA suñ ko additionné budget Sénégal nga xamante ne 2019 4000 milliards la dinañ am budget bu toll ci 10 000 et quelques milliards mais 10 000 et quelques milliards suñ ko amoon tey du ñu am problème mu éducation. suñu amoon 10 000 et quelques milliards du ñu am problème mu santé ana étudiants yi ñu orienté dans le privé démb gis nga leen université ñuy grève mais parce que jànguñu boobu ba léegi dinañ toog 5 ba 7 mois ci année bi te duñu jàng ana problème mu inondation bi mais c'est pas parce que inondation bi jàll na rek dañ ko war a fàtte parce que su ñëwaatee day répété ko waat donc nañ ci wax
loolu lañ bëgg ñu saafara ko suñu jógee ci loolu problème mu carte électeurs yi ba léegi am na ay non inscrits ba léegi am na ay sénégalais yu daw seen ginnaaw carte ba léegi am na ñu jotul seen carte te ñu dugal ci 50 milliards ana dossier wu affaire building administratif bi 17 milliards lañ déclaré woon tey ñu ngi ci 40 milliards sans justification amul lenn loo xamante ne justifié nañ ko peuple sénégalais bi ana affaire autoroute à péage bi nga xamante ni nii tey soo demee Maroc kilomètre d'autoroute bi mi ngi fay jar 2,6 milliards nga dem Tunisie mi ngi fay jar 1,1 milliard nga dem Côte d'Ivoire mi ngi fay jar 1,3 milliard mais soo ñëwee Sénégal société française bi nga xamante ne Eiffage la tudd directeur bi nekk Gérard Sénac mi ngi koy jaayee état du Sénégal ñu jaayee ko peuple sénégalais yi 7,4 milliards ci lu teguwul ci benn yoon parce que amuñu fortune bi amuñu alal bi dans un pays comme le nôtre où tout est urgent dans un pays comme le nôtre où le minimum standard mënuñu koo gérer donc je pense que surfacturation yu mel noonu war nañ koo mën a moytu te bu ci mujj mooy Seydou Gueye mi nga xamante ne palais de la République la nekk le porte-parole du gouvernement surfacturé ci lu toll 60 millions ci marché boo xamante ne 23 millions la waroon dikkee état du Sénégal mu facturé ci 60 millions non seulement facturé na mais non seulement ki mu waroon fay muy promoteur bi au lieu que mu fay ko 23 millions am 13 millions la ko avance desal ko 10 millions te daa surfacturé ñi amuñu ngor amuñu yërmande amuñu respect ci sénégalais yi tey nag jeunesse bi moo jóg pour wane seen mécontentement jeunesse bi moo jóg pour jàmmaarloog ñi nga xamante ni ñi ngi piller suñuy ressources naturelles jàmmaarloog ñi nga xamante ne lu ñu fay ci impôt fay ko ci taxe ñu détourné ko dugal seen i poste kenn du ci wax dinañ ci wax à partir d'aujourd'hui mouvement citoyen yi jug nañ population bi dinañ leen mobiliser dinañ dem gisanteeg yeneen i mouvement suñ fi jógee waaye tamit dinañ gën a mobiliser ba beneen yoon parce que du ñu yem fii. bile mouvement nag daal di ëmb ay ndaw yu bokk ci mouvement bi di FRAPP France dégage nitu dëgg ak yeneen i mouvement yoo xamante ne dañoo jóg ngir jàppal tànk askan wi ñoo wàcc ci mbedd yi takk ay morso yu xonk di sàkku ci njiitum réew mi ngir rek ñu daal di jël ay matuwaay yu gaaw ci kilifa yi nga xamante ne dañ leen di tudd ci ak luubal yoon def si ñoom la ca war. dinañ dem place de l'indépendance dañuy jëm biir ñëw. marché ba buntu palais jàkkaarloog le président de la république le chef suprême des forces armées nga xamante ne moom moo yor justice bi fu mu toll nii mooy tëj mooy tëj pourquoi muy tëj ku farul ak moom di tëj ñi nga xamante ne ñoo dàq luubal waa ana Samuel Sarr mi détourné 9,7 milliards navire Olinda depuis 2008 parce que dafa rallié wu ci ko topp nous voulons que cette justice sénégalaise soit libérée nay leer suñu koppar nañ ko génne fuñ ko dugal nañ ko gokki luñ ci bañul ñoom ñun bañuñu ko ci parce que da ngay gis étudiant bu jàng ba yeggale du am liggéey ñi ngi jël géej gi di dee ci géej gi te loolu dara waralu ko lu dul politique bu malsaine mal gouvernance fraude fiscale fraude corruption enrichissement illicite ak détournement de deniers publics nous luttons contre tout cela. ñoom ñooñu sax ñu ne fi mu toll nii dootuñu may nguur gi dara danañu taxaw temm te bëgg-bëgg askan wi danañ ko saafara ci ni mu gën a gaawee.